jërëjëf mbokk yi seetaan Mbedd mi TV ni ko baaxoo def ci ay bis bu nañu dem seeti benn responsable politique boo xam ne ni yitteem yépp mooy fexe ba askan wi nga xam ne foofu la dëkkee mu di leen jariñ tey nag ñu ñëw seet si benn responsable politique boo xam ne mën na wax ne membre fondateur la ci parti APR muy Serigne Souhaïbou Kane Serigne Souhaïbou Kane ñëpp xam ko fii ci Touba Mbacké bi ko wër muy koo xam ne bokk na ñi nga xam ne ñoo njëkk di président Macky Sall fii ci biir Touba Mbacké dina ñëw ci biir émission bi lu mu gën a yaatoo moom lañ seet tey fii ci këram ci Touba Aliya Serigne Souhaïbou ñu bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi. waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di kenn ku nekk kàddu nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyu yow yéen ñi nga xam ne si yéen seet tey jii ci gitaay bu nekk bi gitaay bi. jërëjëf Serigne Souhaïbou bu ñu bëggal xam yow yaay kan ci tënk la nga ñuy wax. waaw Cheikh Souhaïbou day nit la koo xam ne ab taalibe la ab biir la ab murid la juddoo Touba ay waajuram juddoo Touba di Serigne Kane moom suñu Souhaïbou ak soxna Maguette Ndiaye moom suñu Souhaïbou kooku mooy Serigne Cheikh Souhaïbou Kane loolu nag ci keppaar suñu Souhaïbou suñu Souhaïbou ñu ko jox Serigne Saliou mu nekk moom am nga loolu bu ñëwaat ci Touba bi di liggéeyal askanu Touba ak waa Sénégal bi kooku mooy Cheikh Souhaïbou. dégg ngeen ko kon moom moo nekk noonu ñu mën a wax sax acteur de développement la ndax mi ngi dugal loxoom ci développement ci biir réew mi ñu gis nag jamono ji wala sax lu ko jiitu nga yëngu ci politique ñu bëgg a xam kañ nga dugg dëgg-dëgg ci politique bi. waaw man nag yàlla def na man politique yokk ma ngi dugg parce que président Macky Sall moo njëkk àndal ci politique waaye nag bu ma nekkee ab Sénégalais la xam ne am réew politique moo cee ñàkk yàlla def na maa ngi ko commencé te Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ndax jamono boobu dañuy gis Abdou Diouf yàggoon na ci pouvoir bi lool Abdoulaye Wade it yàgg na ci opposition bi boobu man toppatoo may def politique waaye nag gisoon nañu ne jamono boobu changement jot na boobu mi ma fekkoon na ma jiite fan si kër bu ñuy wax super jamono boobu laa gën a nekk ndaw yaakaar naa maa ngi ko jëndee lu nga gàtt ma doon na 300 personnes jamono boobu yaakaar naa sëñ Bara Dolly sees na ma suñu sees fekkee jàkkee njuga Moustapha Sy Lo te boobu ñu ngi PS moom tam sees na ma foofu ca jàkkee njuga waaye nag boobu gisuñu woon lenn lu changement moo tax ñu jàppale woon Abdoulaye Wade ba yàlla na mu am soppeeku ci réew mi ba mu gën ci bopp réew mi waaye boobu taxul ñu def politique ba loolu amee nag dañu wàññeekuwaat nekkaat suñu yëngu-yëngu àdduna waaye boobu taxul ma ci politique président Macky Sall nag moo dugal ci politique aw kàttam laa njëkk a jënd aw kàttam la moom laa njëkk a jaay kooku nag aussi maa ko bu mu am Touba yaakaar naa ne grâce Cheikh Souhaïbou Kane ak ëpp na fa sekk saa dagg parce que man Macky Sall yàgg naa koo xam yàgg naa ko topp jikkoom doy ma jikkoom neex ma mu am gëm-gëm bi ma ne woon kii yàlla defee mu dem ba laaj réew mi dinaa ko jàppale bis na bis bi mu defee démission ne bis nekk tey bàyyi na PDS def démission ba ba tànk yow ci amoon yëpp mu gënal leen ko te gannaaw ëllëg la man laa woote meeting bu rëy daal ko doos meeting boobu ku nekk dégg boobu Abdoulaye Seck Sall daal dong laa xam ci koy jàppale président Macky Sall moom dong laa ci xam koo jàppale Abdoulaye Seck daal laa invité mu ñëw foofa bis kër bi muy ñëw ak PDS la woon waaye ba mu fa jógee ne bis ne tey ñu jàppale Macky Sall kon kooku maa ko dalal mu mel ne kon suñu déggee sax day mel ne kon Serigne Souhaïbou Kane yow membre fondateur nga ci biir parti APR. membre fondateur ci biir APR ba noppi ne wàññi ko nag aussi def ci maanaam Arouna Diagne nam doon def ci président Macky di ko jàppale ci ay côté moyen man tam aussi noonu laa ci jóge woon di ko jàppale ci ay côté moyen li ma ci financé ci ay millions kenn xamul nu mu toll. ndax noonu nga nekkee parti membre fondateur ci parti APR nekkal ko fii ci Touba bokk ci ñi nga xam ne yow yaa jëkk a woote meeting bi nga déggee ne président Macky Sall bàyyi na PDS génn ngir nag ëllëg mu bëgg doon dara ci réew mi nga woote meeting bu rëy nekk membre fondateur bi jël sa alal di ci def ndax bi Macky Sall egsee ci réew mi ak léegi yëg nga sa bopp ci biir parti bi. boo gisee may doxee ni may doxee ak référendum yi weesu ak législative yi weesu nga xam ne damaa wàcc sanction pour ñoom ñu ñàkk Touba président nag su ma seen moom mu gañee fépp nag ba mu def man Cheikh Souhaïbou fi mu tëj fi mu fekk baax mu nekk Touba mu xamal na ko Cheikh Souhaïbou bu mu am Touba ak li mën Touba amul benn responsable politique boo xam ne si mën na ko fii ci biir Touba loolu nag aussi bëgguma ko def waaye nag man
su may liggéey ak su may jàppale président Macky Sall jëf sama àll ak sama ñax ak mboolem topp sama ginnaaw bëgg ñoom ñu jëriñu moo tax ma jàppale président Macky Sall mais su ma ko jàppale ba mu falu te man gisuma ci sama bopp ñi may àndal tam ñoom gisuñu ci seen bopp neen dong laa ko mën a faye mooy li ma mën Touba ak doole ji ma am Touba bisu chaque élection mu wan ko ko. waaw mu mel ne élection yi ñu génn ci mooy législative yi APR dafa ñàkk Touba Mbacké ak département bu Mbacké daf ko ñàkk nga xam ne juróomi député yi nga xam ne tegalan ko fi opposition bi moo ko raflé ci dëkk boo xam ne wax nañ ne li fi nekk ci ay responsable politique ni mu baree moyen yu ne président dugal ko fi ñoom tête de liste boo xam ne kenn ku ne jàppal na ne war naa mën a gagné élection législative yi waaye bi ñu demee ba ci lu mu jullee ñu gis ne parti au pouvoir dafa ñàkk Touba Mbacké ak département bu Mbacké loolu lan moo ko waral. lenn wóorul ko nag ñoom ñoo teel suñu bopp ñoo dugal seen loxo fu ñu ko wóotoon dugal parce que législative yi bu ñu jub see ñoom responsable côté yi nekk Touba xam na ne Cheikh bu kat dafay boycotté ba Moustapha Cissé Lo woo ma këram ma dem fekk ko këram ak ñi nga xam ne ñoom lañ investir ci parti bi. muy ay madame Ndiaye ay xaw ma bari soxna Mata Diakhaté si ak keneen ñoom ñëpp ñu ci biir salle ba ma yeggee Moustapha Cissé Lo wax ma ay bëgg-bëggam may tam moo ko samay bëgg-bëgg yàlla def na déggoowuñ ak man ak ñoom man ne nag man su ma génnee damay xeexi yéen pour ngeen ñàkk Touba damay xeexi pour ngeen yéen bu ngeen mën a def bu ngeen gañe Touba ñu ne ma soin bu madame Ndiaye ne ma soin bu yow boo xam ne sa doole xam ne sa capacité mais boo ñëwee dañuy gañe boo ñëw dañuy gañe ma ne ko xam ma waaw ma ne kon boo génnee da ngeen wuti pour gañe may dem su ma génnee naa wuti pour ngeen ñàkk yàlla def na aussi woon gën naa wuti naa ñoom ñàkk nañu ba ñoom xam ne aussi ñoom ñàkk nañu. bi nga xamee loolu am na kenn ku ne xaati bañ aw fee jubóo ak ñoom ci ay conditions nga xamante ne man kat su ma génnee danaa def vote sanction mooy fexe ba yéen ngeen ñàkk élection yi ñoom ñu ne la donte xam naa sa doole waaye mënoo ñoo xeeñ li nga xam ne mooy ndam li ñu dem ba ca ngoon ñëpp xam ne APR ñàkk na fii ci Touba Mbacké ak li ko wër léegi luy seen réaction boobu. seen réaction nag ku ci nekk xam na ne débat bi ak li tax ñoom ñàkk ku ci nekk yaa ngi ko yiñ sa morom Massamba moo tax ñu ñàkk diw moo tax mu ñàkk ak kañ jiital tête de liste bañ jiital yaakaar na ñoom buñ jëlee Mbacké wala buñ jëlee ab sëriñ def ko tête de liste war nañu mën a am Touba non non waaw Touba gëmuñu yooyu Touba dañoo amaat leneen luñ gëm lu bokk ak loolu xam nga politique akub sëriñ politique ak daraja duñoo bokk dañoo yege mais bokkuñu fii nag Touba taalibe yi ay taalibe lañ ñu gëm Serigne Touba waaye nag sëriñ si Serigne Touba la leen di xoolee Serigne Touba la leen di jàpp képp koo xam ne si jàpp nga ne aussi dañ lay tabb nga saw sant dañ lay tabb ngir ab sëriñ nga yaakaar naa loolu war naa maa tax ñu gañe Touba loolu mënu tax ñu gañe Touba mënu tax ñu gañe Touba moom na ko président xam te aussi sax yaakaar naa fi nekk nii xam nga ko deuxièmement tam moom dañuy ñëw dugg Touba am ay moyens di ko yóbbu foo xam ne ak di ko jox ñoo xam ne amuñu leen benn njëriñ foofu laa bëgg ne dama ne moom élection yi ñu génn dañu ne xaalis ay moyens la indi ndax indi na xaalis dugal ko ci biir Touba Mbacké am ñu ko jox waaw xaalis bi ci yow. man Cheikh Souhaïbou 15 mos a jógee ci ñoom ñëw ci man te man ay millions def naa ko si parti bi pour président Macky Sall gagné Abdoulaye Sarr daal xam na ki daal bëgg démb wax na ko. kese ci xew-xewu Soxna Soxna Dieng bee. moom tam bu nekk jàmbaar moom Soxna Soxna Dieng. kon kooku moom umpale wu nit umpale wu te man dafa am loo xam ne dama koo gëm. politique du ay jaaxal politique du ay naxe. politique liggéey la soo bëggee gagné da ngay liggéey ñun nag dañuy liggéey ci suñu ñax di dimbale askan wi ak di dimbale ñi jàpp ci politique ci suñu ñax. amul benn liggéey politique boo xam ne si parce que yaa yëkkati benn fi jox ko Cheikh Souhaïbou du kenn nag benn nit nag moo tax Cheikh Souhaïbou saa bu wootee ci biir Touba yaakaar naa ne lu bëgg yi mu baax dina ko am parce que Cheikh Souhaïbou nag aussi dafa am métier nekk ca am ay employé di liggéey ak ñoom am ay client nag ci Touba ak lu ma Touba amul fenn benn koñ boo xam ne fii di nga ko dugg te fekk ko fa samay mébu amul ci benn koñ boo xam ne sax di nga ko dugg te amu foofu nit te ñooñu dañ ma jàppee ci côté politique. ci côté politique ndax coono bi ngay sonn ci biir APR alal ji ngay jël di ko ci dugal ndax ñu koy eggale ci noppi président. waaw damaa yaakaar ne président dañu koy nax kii mënut a weesu ku mel ne Cheikh Souhaïbou bu nga xam ne déjà ku ñëpp xam na ku ñëpp ràññee la ku ñëpp naw la ndax jikkoom ak jëfam ak bëgg liggéey fonk liggéey kon dama jàpp ne loolu eggul ci président bu eggoon ci président te président ku ne xam ne bëgg na deuxième mandat ku ne xam na ko te mais nag deuxième mandat moom moo ko mën a may boppam moom président moo ko mën a may boppam. mébétam bépp mooy ñu mu fexe ba bu élection amee fii di Touba mu gagné ko ndax mosuñu gis benn président bu ñàkk Touba moom ñu gis bi mu ñëwee ba léegi dafa tegle élection yi fi jaar ñëpp day ñàkk Touba. waaw loolu lenn dong ma ko def
mooy ñi ko fi nekkal ak ñi mu yaakaar ñoom ñoo ko fi nekkal ñooñu dañ koy nax mais président ku ne xam ne liggéeykat la te mi ngi liggéey te li mu defagoon Touba amul benn président boo xam ne déjà defagoon ko Touba mais nag damaa ne nag président bu defoon Touba jamaa ak or mënul tax mu gañe Touba parce que dafa am ñoo xam ne dañuy yëngu ci politique te ñuy yëngu ci politique ñooy wax askan wi ñooy gën a askan wi pour ñoom wote yi ñooñu xamuñu président xamuñu Massamba xamuñu ma demee kañ xam mooy que leen jàppale seen i jafe-jafe. lu tax nga ne président bu defoon jamaa ak or Touba lu tax mu gañe élection. waaw parce que dafa am ñoo xam ne dañuy yëngu ci politique te ñuy yëngu ci politique ñoom ñoo gën a jege nit ñi ci président parce que ñoom xamuñu tali bu ñu defal xamuñu hôpital bu ñu defal ñoom ko ñu xam mooy politicien ban dëkkal bu ñu amee ay jafe-jafe mu ñëw ci nekkal ñoom bu ñu amee aw naqar ñu nekkal ñoom bu ñu amee bànneex ñu nekkal ñoom moom lañu gis guddi moom lañu gis bëccëg. mu mel ne kon da nga bëgg ne am na fi ñoo xam dañuy teg ci kaw tuddi leen ay responsable politique yu APR waaye mënuñu indi mbooloo. mënuñu dara ñi indi mbooloo mi. ñooñu nga eggale ñu ko ci président. ñooñu mënuñu dara autour lañ am ak di mbubboo politiciens yi nga xam ne dañoo man te am doole mais ñooñu ngay wax amul kenn koo xam ne sax man nga dara. léegi nag nan ngeen di def yéen ba loolu jeex fi ngeen xamal ne président doole gi ñun ñoo ko yor ñii taxaw ci sa kanam di mbubboo dina naan ñun ñooy APR tekkiwuñu dara. xam nga boobaa léegi man maa ngi wax ndaxte man ba ma faral président ba noppi dawal 398 sama bopp laa commencé di boycotté di xeex pour ñu ñàkk Touba waaw di xeex ak di wax xam na man kontaan ci président moom xëy na dégg na ko waaye xëy na déggu ko waaye ñi jegee moom ci dëkk bi xam nañ loolu président nag li mu bëgg ci 2019 su bëggee deuxième mandat na wàññeeku waat xool ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñooy ñoom man ñoom ñoo am base politique mu ñëw ci ñoom muy sama classe gii ak ñeneen ñoo xam ne daal du ñu dugg seen bopp si biir parti mu mel ne yéen ba tey yéen responsable yi yéen a nekk ci parti bi di APR ñu pare Touba Mbacké ba tey amagu leen kenn koo xam ne moo leen di jiite amu leen coordinateur koo xam ne nii ñoom kan ñooy coordonné mboolem responsable politique yi nekk ci département bu ko defee su dara xewee ñu mën a xool nu ñu waxtaanee ci seen biir ba bu dee lu mu war a ay poste la ñu xam ne ñu koy joxe ci biir nit ñi kenn ko ñu xam sa doole fu mu yem pour mën a xam cër bi ngay am loolu amagu leen kenn ko rek taxaw ci barab rek ne man maa moom nit ñi maa jiite nit ñi est-ce que loolu doxal na parti bi fii. waaw xam nga suñu parti dafa nekk parti bu bees. dafa nekk parti boo xam ne dafa judd rek. yàlla dem daal di yëpp dox. dem ci pouvoir bi daal dem ci pouvoir bi. moo tax jafe-jafe yi am fii mu am fépp ci biir Sénégal Touba nag aussi daf cee raw ndax Touba dafay bari ay responsable politique yoo xam ne dañuy tudd seen bopp leader te ñoom aussi nekkuñu leader loolu aussi moo bokk ci jafe-jafe bi nga xam ne sax moo ko gën a indi fii ba noppi ñu amaat benn nit boo xam ne ñaare ku ne xam ne jikko xam na jikkoom xam na ak mën a yàqam xam na ak mën a xam na daal ay qualité am mu nekk ku mel ne Moussa Cissé Lo dama koy tudd pourtant moom nee na sans moom APR du dox ci Touba mais Moussa Cissé Lo moom fekk mi ngi nekk ci biir fekk mi ngi nekk ci biir parti fii ci Touba ci ay jafe-jafe lañ nekk si côté électoral Touba pour président man ko am. lu tax loolu mooy ku mel na moom dafa amul làmmiñ amul kàddu mais amatul mbooloo moo xam ne ñaare topp nañ ci ginnaaw ci moom ñi mu amoon néew bàyyi nañ ko. kon moom daal wax ji moo fi nekk ak meuble bi waaye amatul nit bu topp ci moom amatul parce que moom bañ na ko sax ba ne léegi moom Touba defutu fi. woteetul Touba gedd na waa Touba léegi ma nga Dakar fa lay wootee fa lay def ay léppam. gis nañ fan yi ci ñu génn ci ginnaaw mu ne delloo na bépp ndombal tànk boo xam ne APR jox na ko maanaam bépp ndombal tànk bu ko président Macky Sall jox nee na jox na ko wëlbati ko na nekk ab membre simple ndax loolu mën nga dëggal na loolu am. waaw parce que loolu moom moo ko wax. ñëpp di ko dégg moom na am xelam dafa dëlatul ci parti bi mu nekk pour moom jàpp na ne présidentielle yi ñu jëm président Macky Sall du am deuxième mandat moom foofu lay wiise moo tax kon xam ne Moussa Cissé Lo lan mooy jikkoom parce que aussi daana wax ne moom bokkut après loolu daa wax booba président Macky Sall faloogul wax naa ko bëgg dem ci saalam nee naa ko yow da daa wax ne yow bokkoo après président Macky Sall dafa nekk sa xarit moo ko jàppale loolu nga daa wax ànd ak opposition loolu nga daa wax ba noppi aussi ne loolu tam aussi dama ko dëggal waxoon na loolu mais aussi boo gisee muy waxee nii ak di song waa parti bi aussi jàpp na ne président Macky Sall du am deuxième mandat ba tax aussi mu commencé di xeex xëy na rek ay poson fees na ba tax na aussi lu ko neex def mais en tout cas ñun bu ñu sañoon
comme nga bàyyi na waa Touba mu bañ a yëkkati genn kàddu ci côté politique di ko wax waa Touba aussi ñoo gën a doy ci moom parce que bëgg démb dégg naa ko muy attaqué président Macky Sall ci wax ne Macky Sall dafay dooleel transhumance yi moom Moussa Sy loolu la wax. muy ñi nga xam ne dañoo dugg ci yeneen parti. waaw bu ne président dafa leen dooleel. man tam may tam nee naa Moussa Sy loolu muy wax moom moo ci jiitu. wax naa ko ci benn moom loolu muy wax président moom moo ci jiitu ndax ñun ñi nga xam ne sax ay membres fondateurs lépp lu ñu ñàkk ci parti bi moom moo ñu ko teg. parce que gis nañ fi ay nit ñoo xam ne sax bëgg dem nañ fi ñëw dèjà mu jox leen lu ne ñu fal leen lu ne te ñoom bëgg dem nañ fi ñëw te ñun aussi ñoo daa dem Moussa Sy moo daa wax ne réunion xaaju guddi ñu bàyyi suñu yitte dem ca moom ah te boobu dara xewagul di ànd ak moom dem fu nekk boobu lenn xewagul instant yi ñu ngi nii amuñu parti bi lan la ñuy jëriñ kon moom li muy wax président ci moom la nekk. ci moom la nekk. solution yi bu mel ne élection présidentielle li ci des bëritul gën ngaa bëri juróom-ñaari weer muy élection 2019 élection présidentielle kenn ku ne xam ne président Macky Sall bëgg na deuxième mandat réew mi jaxasoo na foo laal ku ne ma ngay nekk loolu la ñuy wax rawatina Touba yi nga xam ne moom la pare mu mel ne président dañuy di ko ñàkk yow nan nga xalaat na ne ci sa xalaatu bopp président su ko defee 2019 waxuma la gagné Sénégal waaye ndam dina ko am ci biir Touba parce que président lu mën a am gagné Touba moo ko gën a. lenn rek la mën a def ko gagné Touba waa Touba bayuñu ko parce que xam nañ ne président ab taalibe la ab liggéeykat la te mi ngi liggéey ku ne xam na ne bi fi ñëwee ba léegi li mu defoon Touba amul benn président bokk fi defagul nen la may def mu gagné Touba nay liggéey te bàyyi ñi nga xam ne sax jëmuñu fenn wàññeekuwaat ñëw Touba xool ndaw yi nga xam ne sax dañuy def politique am base politique di liggéey di dundee seen ñax ñooñu bu eggee ci ñoom la bëgg Touba dina ko am mais fekk eggu ci ñoom la bëgg Touba mënu koy am. parce que man damay wax ni ñaar ñi fi ëpp doole ñaari parti fi ëpp doole fii Touba ku ma ci àndal yow nga am ndam ku ma ci àndal ci ñoom ñaar noonu nga am ndam noonu la ànd ak PDS ba yàlla def aussi législative yi mu am ci ndam. sëñ Soyebu da nga doon sa responsable politique boo xam ne nii da ngaa yóoru ci kenn wala xajatu ci ginnaaw kenn. boo gisee jafe-jafe yi ma am nit ñi xëy na loolu bokk na ci jasal ni ma ko yóbbu. muy wéeru ci kenn. damay wéeru ci kenn. parce que ñoom ñi fi nekk kenn dama ci àttanu. kenn dama ci àttanu moo tax man mënu ma ci wéeru ci kenn. est-ce que nag loolu taxul bu fekkee ne nangoo wéeru ci seen ginnaaw te xam naa ne mbooloo bari nga ko ñu def diviser pour mu yore nga maanaam fexe ba di la galgal ak gàllankoor ba doo mën a joti ci président est-ce que loolu nekkul loo xam ne nii tardement ci mais maa yaakaar ne loolu ci la bokk mais tam aussi loolu bu ci bokk itam kon ñoom gëmuñu président bëgguñu président li mu bëgg tubaab moom mën koo am parce que ñoom ku ci nekk ñettaan ndomba tànk nga takk président moo mën a ko takkal kon déjà boo gisee ku mel ne Cheikh Soyebu mu xam ne Soyebu mi kat moom mënu ma koo boot waaye nag ginnaaw mënu ma koo boot nag xëy na la mu bëgg ci biir parti bi dinaa fexe ba loolu mu am ko la mu bëgg ci président dinaa fexe ba aussi loolu mu am ko ñu tee yow la nga am di ko am ñu tee tam président bu ëllëgee bu bëggee fal Touba dina fal. ah léegi bu ñu fexee nga dajeeg président moo xam ne doole ji yaa ko yor mu def la coordinateur APR ci Touba Mbacké te kenn ku nekk ñoom bëgg na ko xëy na loolu du leen arrangé est-ce que loolu moo tax. waaw xam nga politique dafa fër waaye politique dafa doon loo xam ne ñaare du ay caaxaan aussi tam du ay fen nee naa politique sànq liggéey bi boo liggéey la rek bu nee ba ci cappaandaw aussi da nga koy gis mais Cheikh Soyebu moom xëccewul sax ay coordinateur xëccewul poste parce que Cheikh Soyebu dafa entreprise am muy xel comme constitution waaw xel comme constitution. waaw xel comme constitution Cheikh Soyebu moom nañ ko dooleel rek ci côté liggéeyam soxlawul dèjà ñu koy jàppale wala ay poste non soxlawul loolu. Cheikh Soyebu la bëgg mooy. ku la dooleel ci say liggéey. waaw parce que maam ay ndaw yoo xam ne waa Touba ay sën yoo xam ne sax dañoo am xëy te bëggu xëy bëgg leen a jàppale ci seen liggéey. ci seen liggéey. mu mel ne kon Cheikh Soyebu moom li mu bëgg rek mooy dafa yore entreprise muy xel comme constitution. xel comme construction. waaw mu bëgg ko ci dooleel. ndax mi ngi ay boot ay ndaw yoo xam ne nii dañu koy liggéey weer dee ñuy jël dara dem jox ni ko jël seen njaboot. bu ko defee bu président jàpp ci loolu ñu ànd ak sa mbooloo. dafa ci ginnaaw. ngir mu mën a am ay bu baax la mu bëgg moom loolu su ko defee rek la mu bëgg Touba da koy am la ma waxoon rek Cheikh Soyebu du ànd ak koo xam ne wala du bokk ci ay caaxaan Cheikh Soyebu dafa bëgg ndam dafa bëgg dèjà lépp lu mu nekk rek bu ñëwee ba ci képpandaw rek ñu gis seen ndam aussi damay wax toujours rek ñoom ñu koy gis. bu fekkee fekk 2019 président Macky Sall wàññeeku ko soppi doxin jëmale ko ci yow nooy def. na ma defoon ci législative bi rek mooy xeexaat
xeexaat ñu ñàkk Touba ak réewu Touba ñu mën a waxoon rek ba fu nekk nii bu soppeekuwul ba ñu ma ci lenn nag parce que damaa am ay mbooloo bu tax sama ginnaaw ñoom tam aussi dama leen a war a jëriñ si côté politique ku ci nekk yaa ngi seen métier di liggéey ñuy liggéey ñi ngi sant yàlla mais tam aussi politique bi bañ ci dugg dafa am lu tax dafa am lu tax mooy jàppale askan bi te jàppale suñu waa dëkk jàppale waa réew mi jàppale waa Touba si côté yëpp nag buñ demee ba ci présidentielle bi te ba léegi gisuñu suñu bopp comme nii parce que man ay parti yu bari ñu ngi may contacté ay kilifa yu bari ñu ngi may woo mais tam aussi man cherché bu man pour jëlee la affaire yóbbu. pour jëlee la affaire yóbbu ba feneen yu ci bari sax. yu ci bari sax mais pour le moment da ngaa laaj. pour instant bi joxe gu ma sa kàddu. sama kàddu parce que nit laa koo xam ne ñaare du ma gaaw a wax mais su ma waxee rek aussi wax naa te tam moom lépp lu ma wax daal moom lay continuer. moom lay continuer waaw. mu mel ne gis nañ jamono yi ba ci ginnaaw président Macky Sall am benn loi bu mu voté assemblée nationale muy parrainage opposition wax ne président Macky Sall dafa ragal moo tax mu bëgg a dugal boobu loi ngir mën a gàllankoor yenn adversaire am yoo xam ne jàpp na ne su àndee ak ñoom ci élection da koy ñàkk ndax loolu yow na nga ko gisee. waaw na ma ko gisee mooy man ngeen kàddu la am waxoon naa ci laa yéen am na benn journaliste bi mu laajee mais dama man président loolu mu def man d'accord ma ci ànduma ci ak moom dama su ma seyoon mu def ni ab yu defoon rek ne jàkka jàkka yi ku bëgg a ndox da nga jëma ñoon noonu. sëñ bi yow nga nekk biir APR président Macky Sall génne benn loi assemblée nationale voté ko muy ñoom ñoo nekk majorité yow responsable politique bi APR nga ne àndoo ci liggéey. waaw mais xam nga ànd ak nit ki ak bëgg nit ki la mu bëgg mu am ko du tee nga wax sa xalaat ak nga wax da nga jàpp ne sax yow moom nga gëm man li ma gëm mooy man parrainage bi ànduma ci ak moom aussi tam d'accord ci ak moom parce que ça damay bañ xam nga parrainage mooy koo xam ne da ngay xëccu nekk président ëllëg signature lan lay laaj loolu mu wala laa mën a jaaxal waaye lan laa ko ci gannaaw loolu moo tax nit ñi aussi loolu doyu leen moo tax man ne man Cheikh man soye man ànduma ci ak moom su ma soyeen daal mu bàyyi ko def na ko Abdou Diouf defal. na ko Abdou Diouf defal na ko Abdoulaye Wade defal. ne jàkka jaa ngi ku mënoon a. ne jàkka jaa ngi ku mën a noot rek yëngu yoon noonu. bu ko defee daal ñoom ñëpp ku bëgg doon candidat. bu fekkee conseil constitutionnel recevoir na sa candidature. su validé nga ànd ak ñoom de élection bu ko ñu jël réew. waaw man daal loolu laa gëm. ndax jàpp nga ne bu fekkee président Macky Sall soppi na aw doxin 2019 dana amaat deuxième mandat. incha allah parce que mi ngi liggéey te liggéeykat la bu soppee aw doxin dina am deuxième mandat bu ko soppiwoon nag mënuñu fexe ba am deuxième mandat parce que tam nag moom mu tax a loxoom ay nit kese ñoo ko mën a fal te nit ñooñu aussi ñi ci biir dëkk bi waaye nag dafa am lu ñu bëgg am lu ñu gëm lu ñu bëgg ak lu ñu gëm nag moom bu ñu ko mën am ci président ñu xeexaat rek. ndax jamono ji président Idrissa Seck nekkul seen bête noire nekkul ko wax ne dañuy tiital yéen waa APR. non parce que nit ki bu tiitee nit rek xëy na dafa gëmul boppam dafa xamul lu topp si ginnaawam waaye ku mel ni Idrissa Seck ak ku mel kenn ak keneen. woote mën a tiital président Macky Sall ci kaw su fekkee ne la muy def ak la mu war a def ma nga koy def su ko defee rek dama bëgg dina baax. yéen dugg gi fii président Idrissa Seck duggoon yéen responsable nekk fii tiitu leen ci. ñëw na fii. ñëw na fa Idrissa ñëw na fii. seet si ñëw na ci kër gi ñëw na fi. ci yoonam mi ñëw na fii laa wax fii. ñëw seet si fii ñu ñëw na fi. Ba dama la ko ñëw na ci président. man dama façon boobu man dama ne man président laa bëgg. mais moom bëgg naa ànd ak yow. bu baax Sénégal ku bëgg a gañe ku bëgg a jot ci réew di nga dem ci ñi nga yaakaar ni ñii su ma àndee ak ñoom dinaa jot ci réew waaw il faut nga seet leen. kon daal te man ci laa bokk. président Idrissa Seck seet si na. waaw. ci mébétam yéene mooy bëgg nga ànd ak moom liggéey. bu baax. waaye yow yaa ngi ci Macky Sall ba léegi. waaw man de ba fi mu nekk nii daal moom. maa ngi ci moom. waaye nag da nga koo jox ultimatum. maa ngi ci moom. su ma demee quelque temps mun nga ànd ko législative yi non présidentielle yi ñu jëm daal moom. bu ma àndee ak président bu ma àndee président. ci moom la su ma ànd ak président tam. ci moom la. yow daal kon sa jaan wàcc. sama jaan wàcc na. la liyee sa diggante moom wax nga ko. la nga xam ne mooy tax nga duti ko ànd ak moom gën koo jàppale ngir mu am ndam wax nga ko. wax naa ko su loolu amul kon moom ci moom. ci moom la kon daal bu ñu xëyee ëllëg dégg ne sëñ bu kan dem na ci beneen parti ñu jàppale ci Macky Sall waaye mu def ko. ci biir sama jaan wàcc na su boobaa président Idrissa Seck nag jàmbaar la te mi ngi liggéey du dèjà tam mi ngi liggéey te it na gëm boppam. yow kay dama gis ne président Idrissa Seck mi ngi liggéey te jàmbaar la te mi ngi liggéey te boom xam-xam la
kon nag aussi na gëm boppam te xam ne bu yàlla weesoo moom liggéey dong moom mën a maye. ba du président de la jox sec wala dara. déedéet parce que sooy moom du façon boobu sooy moom du façon boobu. ay daal bokk ci gars yi nga xam ne nii suñu bindee sec bu wax leen rek suñu génnee daal di koy. déedéet non man li ma gis laay wax maa gis ne président Idrissa Seck mi ngi liggéey te jàmbaar te borom xam-xam na te xam naa ne mi ngi liggéey kon nag na gëm boppam kon nañ liggéey. fan yi gis nañ cour de justice bu CEDEAO yëkkati ay kàddu xam ne kat Khalifa Sall dañ ko def détention arbitraire te mooy jàpp gi ñu ko jàpp dafa teguwul ci yoon ba pare wëlbatiku di wax nguuru Sénégal mu ndàmp ko toll ci fanweeri million ak juróom ndax jàpp nga ne yow loolu ni ko cour de CEDEAO waxee loolu jàpp nga ne noonu la war a demee. sama kàddu dafa soriwul mais loolu maa ko njëkk a wax bañ koy soog a jàpp naa ne président laa ne Khalifa Sall benn nga yóbbu du palaasam politique moo ko fa yóbbu waaye nit ay politiciens def nañ lu gën a garaaw loolu foofu ñu xam ko teg ci seen tànk kon nag bu demee ba CEDEAO wax ne Khalifa Sall nañ ko bàyyi nañ ko génne nga dégg politiciens yi di amaat yeneen nu ñuy waxee dama jàpp ne aussi dogalu CEDEAO boobu dañ ko war a jëlee parce que nag aussi ñoom dañ ko signé Sénégal dafa am ay yenn réew yoo xam ne sax te ñoo toog aussi ñu am lu ñu tënk la Sénégal da ko war a respecté parce que Gambie gi bëgg démb bañ koy songi ci CEDEAO fa la bàyyi ko waaw kon dogalu CEDEAO boobu fa la bàyyi ko nga dem. mais mu mel ne parlement CEDEAO Moustapha Cissé Lo moom moo ko jiite kii boobaa léegi dégg ko mu ànd ci li nga xam ne dogal mu bàyyi ko ci cour boobu. waaw di nga ko dégg ne bala moo yàgg te boo ko déggee dina waxee neneen loo xam ne yow sa wàllu sa yow dina la xaw a jaaxal ndax su boobaa xam nga sax di waxee woo xam ne day mel ne da ngaa xam lépp mais nag en tout cas bala moo yàgg di nga ko dégg mu yëg ci école. est-ce que amoo ay sources. non aw ma ko sax mais en tout cas bala moo yàgg di nga dégg Moustapha Cissé Lo bu waxee fenn foo xam ne ñaar ñëpp dina xam ne Moustapha fi lu bokk ak fi ko nit ñi doon foogee. waaw loolu di nga ko dégg bala mu yàgg. est-ce que président Macky Sall amul ñu ko jege ñoo xam ne nii dañu koy suuxal ci guta. waaw parce que loolu am na ci parce que mënuñ koy ñàkk parce que président xëy na Sénégal bu nekk la boo seen aussi nga doon président waaye nag duñ ñëpp ko mën a doon kon nag ay nit bu ñu xeexee def politique ba yàlla def aussi ñu nekk ca palaw ba yàlla def di xeex ba ñëpp xam ne ak aussi tam ba nekk ak gën kuréel goo xam ne ñu ko tudd sax Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ay politiciens yu bare bari ñoom la dajale ay nit ñu wute dajale te ñooñu bu fi nekk bu soyoon tey président Macky Sall sës ba mu toog yow yaa koy toog kon dama jàpp ni nga dëgg lay am ca suuf ak lay wax ci kaw ak lay def suuf bokk waaw kon moom président kon daal am na ñu ko wër yoo xam ne nii. toogaayam boobee saison boobee dañuy xool. pourtant bu yàgg rek dalal naa benn responsable politique bu PS dama ko laaj ne ko ndax da ngeen di ànd ci biir Benno Bokk Yaakaar élection présidentielle 2019 mu ne déedéet nee na par A ou B PS dafay am candidat kon day wane ne kon président Tanor Dieng dana génne biir Benno Bokk Yaakaar. loolu da ko mos a dégg kooku mën na am candidat. PS du am candidat. du am candidat. PS du am candidat loolu lii sooy mooy wax PS du am candidat PS moom jëndal seen lépp rek jébbal ko président Macky Sall. est-ce que moom mën na am candidat te ñoom xalaatuñu am candidat. mais PS boobul candidat est-ce que kon Tanor Dieng fu mu jëm. mais Tanor Dieng la mu bëggoon am na ko ñëw taf ci président Macky Sall ñëw taf ci ginnaaw président Macky Sall Khalifa Sall mi nga xam ne déjà moo nekkoon ci parti bi amoon lu mu bëggoon ñoom xeex nañ ko ba dóor ci biir kaso bi moom Ousmane Tanor Dieng bokkul déjà dugg ci kaso bi Khalifa Sall. est-ce que moom ci la bokk kon da nga bëgg de loxo Tanor Dieng mi ngi ci biir yi dugal Khalifa Sall. ñëpp xam nañ Sénégal yëpp xam nañ ne loxo Tanor Dieng ma nga ci. mi ngi ci biir mi ngi ci biir la dugal Khalifa Sall kaso mais Khalifa Sall ku ne xam ne ne kaso bi ñu placé mais incha allah ba mu yàgg aussi. léegi soo Khalifa Sall génnee PS man wala ñoom dàq nañ ko si parti bi sax ñoom dàq nañ ko te itam jàpp naa ne sax na ñoom. seen parti bi yaakaar naa ne li leen dese ca parti bi bëreetul
parce que gis naa ne ci ginnaaw dañ fa dàq ci aw responsable. waaw mën na ay 60 quelques personnes. yoo xam ne jël nañu yoo xam ne génn dàq nañ leen. ci parti boobu kon dama jàpp ne parti boobu moom nit desitu fa xanaa kay ñi ngay dégg ñuy wax ñoom ñoo fa des mais parti boobu moom yaakaar naa moom. bi président yore réew mi ak léegi président assemblée nationale Moustapha Niasse la ko def saa bu jiyee daf koy renouveler waat di ko jox ndax lu dafa diggee ak moom loolu ba mënul fexe keneen koo xam ne responsable la nekk ci biir APR jox ndax ku mel ni Moussa Seye dana ko laaj mais daf mel ni président dafa wàññi loxoom delloo ko ki nga xam ne mooy Moustapha Niasse. waaw moo ñu la sànq ni rek xam nga président ñi ko wër. ay magati politiciens yoo xam ne dañoo dem ba jeexal. président ñëw nag soog di dugg ñoo ñëw wër président mais ku ne xam na ne Moustapha Niasse ba mu defee premier mandat. normalement wutoon sax laaj deuxième mandat dafa woon dem rek jël ab séeréer ak piano dem toog fa jàmm yàlla bàyyiwaat ñeneen ñi nga xam ne sax ñoo gën a fekk ndaw ñëw seer loolu noonu seer waaye nag président Macky Sall nit ñi dañ koy jàpp potasse ci benn côté te tam aussi gisee xamu ko moom. maanaam dañ koo noot ci jënd dañ koo noot ci benn côté te moom xamu mais léegi nag yaakaar naa ne mi ngi si bëgg a yow te yaakaar naa boobu moo yàgg incha allah dina xam loolu. waaw mais dama jàpp ne Moustapha Niasse ay Ousmane Tanor Dieng ay Ahmed Dansokho ñooñu ñëpp la ñu sax doon nekk si seen fin de carrière. président nag aussi jël leen nag. mu mel ne gis na ay responsable yoo xam ne nii ñu àndal ak président Macky Sall doon ay membre fondateur ca gox yéen a féete waaye ci ginnaaw président Macky Sall muy jamono ji ko président Abdoulaye Wade dàqee ci biir PDS lu mën a dàq sax parce que moom moo def démission xaalis sax mu mel ne ñooñu gis na jamono ji jegeetuñu ak Macky Sall wala boog am na benn écarté bu ñu écarté ci seen diggante ak président Macky Sall ndax loolu jàpp na ne lu rafet la ak ndax yéen a ngi ci fexe ba ñooñu ànd na président te daw kenn ku ne wane ginnaaw ngeen fexe ba indiwaat leen ngeen booloo nekk benn. waaw loolu moo ñu la sànq ne ku mel ne Aliou Badara Cissé nga xam ne moom lim daj ci parti bi néew na loolu koo ci daj. moom laa gis président Macky Sall bi mu njëkk ki ñëw Touba. boobu nekkul président bu nekk coow lu bari la xam ne sax moom la Moustapha Seye tegg la woon waa Mbacke. keroog waa ji Aliou Badara Cissé moo wàññeekuwaat ñëw Mbacke fekk ci ñu suñu. waaw ci sees ba. di ñu masawu coono ci seen keroog ay xeer ak yu moom la ko gars yi doon dàqoo ak yu yóbbu waaye taxul mu daw taxul mu yóbbu yooyu keroog mataa sama oto daw ba dàpp bu oto bi mujjee bu ma la koy wax keroog lu jël sama numéro téléphone ba mu demee na ma jox président Macky Sall ci guddi gi la ma woo téléphone moom. kon kooku moom bu demee nii président war na mën a xalaat moom. ndax jàmbaar parce que jàmbaar la ak lu mën a seex ak lu mën doon dèjà te lépp politique la kon dèjà yaakaar naa ne président daal war na mën a xalaat boppam ci ñi nga xam dèjà ñoom la ñu àndal dem ba dara xewagul ba dara amagul. PDS nee na par A ou B Karim Wade mooy seen candidat forcément dafay nit bokk ci élection yi fan yii rek am nañu waa Mbacke ñuy karimiste yi fi nekk dinañ su fekkee ne Macky Sall autorisé wut Karim Wade mu ñibbi si doon candidat ci élection présidentielle élection du am ci biir réew ndax loolu. waaw loolu moom ba tey ñoom ñëpp dañuy politique rek te politique moom ay wax la ak i jëf waaye nag ba tey dama waxoon ci Khalifa Sall mu laa ci Karim Wade am na loo xam ne dèjà day indi ay fitna ci am réew te liy indi ay fitna ci am réew nañ ko moytu na ko nañ ko sori. nit ki bu defee ay dël yi ba yàlla def aussi yoon tegu ci kawam. mën nañoo defee neneen lu bokkut ak ay élection doo bokk ci élection wala yow da ngaa bëgg a am 4 électeurs doo ko am kooku tam dafay yee fitna kon kooku moom tam la ma ca waxoon rek man moom ànduma ci ak président ak ka lu mën defit dèjà nañ ko teg duñ ko mën a teg rek waaye daal di la xeex ba ne du bokk ci ay élection loolu mën na ñàkk président dafay ñëw def fi premier mandat bu yàlla doon ma am deuxième mandat bu jeex bu nga xañ na doomu jàmbur yi nag aussi te mu aussi ay àqam aussi dafay métti. mu mel ne sëñ Sow émission bi mi ngi jeex kàddu yu mujj nga boole ko ak li nga xam ne mooy kàddu xalaat su fekkee ne président Macky Sall ak nguuram wuy si wuñu sa woote dama bëgg yow 2019 élection présidentielle 2019 luy sa taxawaay ko boole ko kàddu yi tàggatoo yi. waaw lii sama taxawaay fekk suppikuwul fii ba ñuy egg ci présidentielle 2019 bu suppikuwul ma defaat na ma defoon ànd ak sama nit ànd ak waa Touba xeex ba ñàkk Touba ak loolu Touba loolu laa gëm te loolu laay doxal waaw
bu sëppeeku noonu laay defaat bañu ma ci nag lenn nag bañu ma ci la ma daan législative bi bañu ma ci demaat ba kaso bañu ma parce que législative bi kon xam ne dem naa ci kaso législative yi weesu dem naa ci kaso ba yaatuma ko nag ci présidentielle yi ñu jëm fekkee président aussi soppeeku. jërëjëf. waaw sëñ Sow kàddu tàggatoo. waaw kàddu tàggatoo dem mooy sant leen ci dalal jéem a dalal kontaan naa ci bu baax a baax di kontaan tam aussi ci nit ñi nga xam ne sax ay responsable ñoo xam ne sax daanaka tey yëpp fi leen yendu ndax day am benn mbir mi def fii ci kanam ci kaw su ma jógee fii aussi fa laa jëm di santaat bu baax a baax tam di leen ñaan tam ngeen bëgg ngeen xam yàlla na defal mun maa jeexal tam aussi tam te santuma tam fu ñu wax Abdoulaye Ka maire de commune Touba parce que daa am loo xam man Cheikh moo ko umpale woon ci maire bi ci jëf yi muy jëf ci biir Touba te nit ñi teguñu seen bët mu nekk ay liggéey yoo xam ne sax il faut ma rafetlu mi ngi liggéey xam naa ne dèjà na ma fa gis ak la nga xam ne dèjà kuñ ko waxut doo ko xam moo tax ma wax sama kàddu yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ko kooku mooy Serigne Souhaïbou Kane di acteur de développement ndax dafa jiite entreprise boot ay ndaw yoo xam ne kenn ku ne am na lu mu warloo ak moom su weer dee waaye muy responsable politique boo xam ne nii ci parti APR néew ma ci la jëkk a milité waaye ci parti APR la njëkk a jënde li nga xam ne mooy carte de membre muy bokk ci ndaw yi nga xam ne moom moo njëkk a meetingal Macky Sall fii ci biir Touba Mbacké di ko wër ginnaaw boo xam ne def na démission ci parti PDS waaye boobu ba léegi nag muy ndaw loo xam ne nii nee na gisagul benn yoon boppam ci biir parti bi te nee na bu fekkee ne kat président Macky Sall ak ñi mu àndal ñi ko wër ñi ngi wéy di def nii nee na 2019 daan def noonu defoon ci législative yi tey nag moom la seetoon fii ci këram ci Touba Aliya ñu seqal mu waxtaan wu yaa xam naa di ngeen ko seetaan ci biir di ñaan ci yàlla ñu borom jàmm ku defal jàmm nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm ak nag àllaxira beneen ay bis ak beneen responsable politique fii ci Mbédémi TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh